ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy def benn taxaw seetlu ci évolution wu coronavirus biir Sénégal parce que comme ngeen ko xamee suñu réew romb na junni cas bu ñu sukkandikoo ci autorité sanitaire yi. jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ci biir réew mi muy Abdoulaye Diouf Sarr ak quelques membres personnel sanitaire bi defoon nañ second bilan maanaam ñaareelu bilan gannaaw ñaari weer bi coronavirus duggee ci suñu réew. partagé woon nañ seeni intervention pour que ku ci nekk am ci benn idée bu yaatu avant que ñun ñu ciy dellu si ak suñu jàngatu bopp. parce que comme ni ngeen ko xamee depuis bi coronavirus duggee ci réewum Sénégal lu bëree bëri xew na fi. suñu gouvernement décrété na li nga xam ne mooy couvre-feu jënd nañ fa ay dund pour ne dañuy jàppale ñenn ci askan wi li nga xam ne mooy solo masque léegi obligation la rax ci dolli ñu tëj li nga xam ne mooy suñu jàkka yi. te loolu lépp mérité na benn taxaw seetlu bu yaatu ab jàngat maanaam mesures yi nga xamante ni jël nañ ko depuis bi jàngoro ji duggee suñu réew est-ce que lu ñu mën a wutal lay la wala boobaak léegi jural nañu ay résultats yoo xamante ni nii yu am solo la. ak fan la ñu nar a jëm fekk ay weer. ñu gis ni itam lu mbir mi di gën di avancé mu bari ci ay sénégalais yoo xamante ni ñoom dañu naan jàngoro ji amul biir Sénégal tey malgré résultats yi nga xamante ni ñu ngi koy joxe bés bi yàlla sàkk bari na ci ay sénégalais yoo xamante ni ñoom ba léegi gëmuñ ni jàngoro ji mi ngi ci biir réew mi. loolee tamit mérité benn taxaw seetlu maanaam lan moo ko waral lu tax engouement bi nga xam ne moo amoon bi jàngoro ji di soog a dugg ci Sénégal commencé wàññeeku. lan la ñu waxul askan wi maanaam di leen ko nëbb ci jàngoro ji nga xam ni mi ngi ne xuus ci suñu réew te xamuñ kañ la ñuy abal ñan la corona di profiter parce que am na ay intérêt yu ne ci ginnaaw ak ay lobby ak ay complot mbir yooyu yëpp nag la ñu fas yéene faram-fàccee ci vidéo bi nii situé li nga xam ne mooy responsabilité yi waaye itam askan wi waajal seen bopp xam fan la ñu nar a jëm ak situation bii nii. balaa dara nag li ñu njëkk a def mooy dalal xelu sénégalais yi lan moo tax ñuy dalal xelu sénégalais yi parce que ñun dañu jàpp ni jarul tey ñuy xët-xëti di tiital askan wi bu ngeen seetloo depuis un certain temps moo xam ci suñu page Facebook wala ci chaîne YouTube bi amatuñu habitude di partager communiqué yi nga xamante ni ministère bi mi ngi xëy di ko joxe. parce que li ñu mënul comprendre mooy bés bi yàlla sàkk ñuy fexe nu ñuy tiitalee askan wi alors que bu ñu demee ci action yi maanaam ci wàllum jëf. gouvernement bi depuis bi jàngoro ji duggee suñu réew posé wul ay actes yoo xamante ni actes yu concret la yuy wane ni ñii taxaw nañ temm ngir xeex jàngoro ji. bu ngeen seetloo bi coronavirus bi duggee suñu réew li njëkk a def mooy woote audience palais woo nañ opposition bi woo nañ rappeurs yi woo nañ communicateurs traditionnels yi te loolu lépp ñun jàpp nañ ni amul benn njariñ bañ na ko sax ba kenn ci opposition bi muy Ousmane Sonko bi mu génnee woon palais ci audience bi li mu wax mooy. fond bi ñu nar a teg ngir xeex jàngoro ji nañu caytu dërëm bu ci nekk fan lay jaar maanaam transparence mais lan moo ci topp dañoo commandé ceeb pour duufal poche ay hommes d'affaires joxe ay marché ci violer li nga xamante ni mooy suñuy loi kon ñun jàpp nañ ni teew gi opposition bi demoon palais amul woon benn njariñ parce que la ñu digaloon président lépp dara jëfuñu ko ci donc bu ngeen analyser depuis le début da ngay seetlu ko ni ñii jëlee fi coronavirus taxu leen jóg li tax nag daan ci ñëw. parce que au lieu que ñu xool naka la ñuy organiser suñu hôpitaux yi hôpital régional bu ci nekk pare pour éventuellement mën a accueillir ay malades ñoom ñoo ngi ci ay caaxaan di recevoir ay artistes palais di recevoir ay communicateurs traditionnels ministre de la culture et de la communication di lambar-lambari ci ay këru woykat di xool naka la ñu leen di rembourser seeni perte maanaam ñoom bi jàngoro ju ne xuus suñu réew jubluwuñ ci bërëbu fajukaay yi waajal askan wi pour éventuellement bu jàngoro ji évoluer mais ñi ngi ci ay audience yoo xamante ni amul benn njëriñ ñi ngi ci ay xool naka la ñuy jàppalee ay woykat yoo xam ni yu ci bari wax dëgg fa yàlla soxlawuñ dimbal lépp rek di wane ni ñii askan wi taxu leen jóg maanaam ñenn ci askan wi ñoo fi nekk di tiit ak jaaxle mais ñoom affaire bi terewu leen nelaw Macky Sall bañ na ko ba ci ay discours am nouvel ordre mondial lay wax. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. moom chefam lay waxal li mu junj chaque fois mooy benn projet sataniste boo xamante ni ñun suñu réew yi kese ñoo ci nar a loru. dinañ leen wan ci vidéo bii nii quelques exemples maanaam depuis bi coronavirus bi duggee suñu réew naka la Macky Sall di toppee Emmanuel Macron ci ay décisions maanaam moom musul jël ay responsabilités am depuis bi jàngoro ji duggee ci biir réew mi
day toog xaar ba Emmanuel Macron jël ndogal balaa 48 heures wala ñu teg ci quelques fan mu jël même décision bi maanaam toppandoor daañu leen wan ci kanam pour que ngeen xam ñun Sénégal amuñu président. leneen aussi li mat a leeral mooy bari na tey ci ay sénégalais yi wax ni jàngoro ji amul ci biir réew mi maanaam ñoom dem nañ sax bu wóolootuñ nguur gi li ko waral nag mooy manque de communication. bés yu weesu dégg ngeen benn malade bu nekk Touba doon wax téléphone mu ne dañ ko testé mu positif mais boo ko déggee muy wax téléphone dalay leer ni kii gëmul ni jàngoro ji dal na ko. wax dëgg yàlla yëngatuma dara sama yaram. feebar bu wér naa moom. ñu ne da ngeen a positif ñu ne da ngeen dem daal ma naan docteur Ndiaye ñoom boole. na da ngeen dem male ak garaw allez yi nan la. léegi ñu ñëw. waaye man li ma doon xool sax maanaam bu fekkee ne ñëw nga fi nee nit ñi dañoo corona même yow boo yëgu dara sax yow ñi nga fi fekk. war ngaa gis ñii mu leer ñii nii. feebar dañoo feebar leeral dañoo feebar. waaye li fi nekk ci nit lépp li nekk fii daaru mën naan. amul kenn koo xam si ni ñi ci bitti ñoo la gën a wér. ma xam na nag affaire yi gars yi seen pièce la yoo xam boo demee hôpital dañ lay fexe ba defal prélèvement bi ne la da ngaa corona. di remplir seen i rapport rek xëy na ñoom ñoo amee intérêt bu ñu ciy gagné. gis nañ tamit beneen malade moom itam di film boppam ci benn hôpital yëgul ko sax yaramam parce que jàpp na ni ñii dañuy caaxaan. waaw gis ngeen maa ngi nii man maa ngi nii Cheikh Ndiaye malade yi dañoo amee coronavirus mais ñu ngi ci jàmm bu baax. mais loolu lépp li ko waral mooy manque de communication nit ki pour que mu conscient maanaam yeewu ci benn mbir il faut que mu xam. loolee nga koy ragalloo mu xippi bëtam xam loolee mooy lan malheureusement nag Sénégal dañoo lajj ci communication bi jëm ci li nga xam ne mooy xeex corona ñun suñu kàddu démb mooy suñu kàddu tey wax ni sénégalais yi coronavirus amul ci réew mi mooy mettre nga leen en danger jàngoro ji mi ngi ci biir réew mi xam nañ ñi mu dal ñu génn àdduna xam nañ ñi mu dal ñu wér xam nañ ñi mu dal itam te ñu leen di topp ci bërëbu fajukaay yi mais fan la problème bi nekk lu tax mu am ay doomi aadama yoo xamante ni dañ leen di testé ñu ne dañu positif ñoom ñu ne dara dalu leen parce que yëgun dara ci seen yaram li waral loolu mooy ministère de la santé seen campagne de communication yi boo leen ko seetloo yépp booy xool dañ ko tënk ci bu la coronavirus dalee da ngay sëqat sa yaram day tàng da ngay am jafe-jafe nooyi sa put day métti dëgg la loolu lu wér la am na mais lu ñu waxul askan wi dès le début maanaam ci njëlbeen mooy lu ëpp ci doomi aadama yi nga xamante ni coronavirus da leen di dal du ñu présenter benn symptôme ñoom la ñuy woowee les asymptomatiques bu ñu jëlee benn jàngat boo xamante ni université Florence bu nekk Italie moo ko def parce que ñun Sénégal malheureusement mënuñu sukkandiku ci benn étude bu fiable pour leeral askan wi détail yooyu noonu dañuy xëy rek nañu def nañ nangami test nangami doomi aadama ñoo positif am na ñu wér pare dem seen yoon ñun suñu ministère loolu kese la sekk ak ñun moo tax bu ñu jël exemple dañuy jël exemple ci yeneen réew. bu ñu sukkandikoo ca yeneen réew yoo xamante ni ñoom dañuy def ay études yu fiable di ko xamal seen askan ñoom dañu xam ne ni jàngoro jii di corona boo jëlee téeméeri doomi aadama yu mu dal 50% yi jàpp 75% yi maanaam téeméer yu jël juróom fukk yi jàpp juróom-ñaar fukk ak juróom yi ñooñu duñu présenter dara loo xamante ni day duróog jàngoro ji nga xam ne mooy corona mais problème bi mooy ñooñu dañuy wàlle duñu manifester benn jagadi te ñooñu ñoo ëpp ci ñi nga xamante ni corona ñoom lay dal malheureusement nag Sénégal xamuluñu askan wi loolu lépp chaque fois ministère de la santé seen communication moo xam ci wàllum sport yi nga xam ne ñu ngi koy jàllale ci suñu télévision yi dañu naan corona bu la dalee nii lay def sa yaram loolu kese la lay wax ne la moytul lii moytul lee su ko defee nag ab doomi aadama boo xamante ni moom loolu la jàpp maanaam loolu def ci boppam que ni corona bu la dalee sa yaram day tàng da ngay sëqat nii ak nii lay manifesté woo kookee bu ñu ko testé ba ni ko jàngoro ji dafa dal te moom sentirul dara ci yaramam yoon la kooku noonu ne moom dara dalu ko parce que xamul te ñu ko war a xamal jàppale wuñ ko ngir mu xam loolu mooy problème bi actuellement nguuru Sénégal dañu lajj ci communication bi nga xamante ni moom la ñu jagleel corona. tey bu ñu defoon dépistage en masse dinañ xam ni ay junni sénégalais amee nañ jàngoro ji di ko doxaale te xamuñ ci woon dara am na ñoo xamante ni dal na leen ba ñu wér te xamuñ ni amoon nañ jàngoro ji. parce que bu ñu sukkandikoo ci yenn études yi gannaaw suñu recherche bu la virus bi duggee dañ la naan da ngay noppalu di naan lu bari boole ci di lekk ay ñam yoo xamante ni bari na ferñeent di def ay activité physique maanaam sport loolu lépp boo ko boolee ay fan sans que sax nga jël li nga xam ne mooy ay garab virus bi day disparaître. donc bu ngeen déggee ñu naan jarul ñuy tiital askan wi
di yóbbu seen fit yi dafa am lu tax bu ngeen seetloo jàngoro ji def na suñu continent bi maanaam Afrique ñaari weer maanaam entre février jàpp avril 2020 mais boobaak léegi Afrique mi ngi am lu toll ci 37000 cas te ci 37000 cas yooyu noonu ñu ci ëpp wér nañ 1600 maanaam junni ak juróom-benn téeméer ñoo ci ñàkk seen bakkan. nga jël yeneen réew yi waxuñu continent Europe wala beneen continent mais seen réew yi benn nga jël Italie réew boobu noonu muy Italie en moins de 3 mois maanaam ci diiru ñetti weer ñu ngi ci 211000 cas ak lu teg lu ëpp ci 28000 personnes ñàkk nañ seen bakkan. nga jël également réew mu mel ni France ñoom itam ci diiru ñetti weer ñu ngi ci lu ëpp 131000 cas lu ëpp 24000 personnes ñàkk seen bakkan maanaam bu ngeen seetloo virus bi ni muy évoluer seen réew ak lim fay rey defu ko suñu réew yi. et pourtant ñooñu gën a baax lay hôpitaux ëpp ñu personnel médical mais li waral loolu lépp mooy bu ngeen seetloo jàngoro ji ñi féete mag lay gën a sonal et la plupart ñi muy faagagal ñu ci bari amee woon nañ benn xeetu feebar boo xamante nii moo leen gën a sonal yu ci mel ne ay diabète maladie respiratoire ak ay yeneen xeeti jàngoro maanaam ñu ci bari feebar bi day ñëw fekk leen ñu am beneen jagadi ci seen yaram mu far jekkali leen te la plupart ay mag la ñuy doon bu ñu jëlee exemple Sénégal ñi ñàkk seen bakkan ñëpp ñu ngi am entre 58 ans jàpp 88 ans maanaam juróom fukki at ak juróom-ñett jàpp juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett ci ñu ñàkk seen bakkan ñëpp waxuñu nag du rey xale parce que am na yeneen réew yoo xamante nii bari na ay ndaw yu mu jël seen bakkan mais ni muy sonalee mag du ko def noonu xale demal nga vérifier dëkk yépp ñi muy jël seen bakkan mag ñi ñoo ci ëpp te bu ñu jëlee ñun suñu réew yi maanaam Afrique lu ëpp ci suñu askan amuñu 25 ans 60% wu population bi maanaam téeméer yoo jël ci suñu askan juróom benn fukki yi amaguñu ñaar fukki at ak juróom maanaam suñu réew yi dafa bëri ay jeunes ñoo gën a mën a résister jàngoro ji nga xam ne mooy corona loolu tey moo sabab résultat yi fii gën a néew yeneen continent yi moo xam Europe wala Amérique. donc bu ñu sukkandikoo ci yeneen réew xool li nga xam ne moo xew ñun itam suñuy réew te ñoom ñu ëpp ay moyens jarul ñuy yóbbu askan wi ci yenn sentiment yoo xamante ni daanaka du yóbbu seen fit. problème mu corona suñu réew yi mooy manque de communication boo gisee ñu bari gëmuñ ni jàngoro ji am na mooy xamaluñ leen communication bi yëpp booy xool lañ koy yemale ci de leen raxasu bàyyi di joxe loxo di sëqat ak sa conc ak yu ni mel en plus en complicité ak yenn médias yi ñuy fexe di tiital askan wi mais tiital bi yëpp dafa am luñ ci jublu te loolu faaw ñu xamal ko sénégalais yi liñ ci jublu mooy xamal ñëpp ne da ngeen di dee comme ni ko Antonio Guterres waxe woon naan ay millions yi africains dinañ dee ci coronavirus bu ko defee nag ñun suñu fi di dem parce que ñoom loolu mooy seen ambition bu ñu sañoon corona bi rey fi ay millions yi doomi aadama ñëpp tiit su ko defee ñu forcer ñu ay vaccin il faut que ñu tiital africains yi ba ku nekk yaakaar ne yow suba da ngay ñàkk sa bakkan léegi nag bu ko defee daañu mener seeni campagne de vaccination par force en complicité ak organisation mondiale de la santé ci jàppale suñu njiit déglu leen fii Emmanuel Macron laata ñuy ñëw tënk ay kàddoom. Plusieurs autres sujets et initiatives communes ont aussi été poussées sur l'Afrique, où la volonté de tous les partenaires européens est bien d'avancer ensemble. Nous avons, vous le savez, lancé une initiative à l'issue du dernier G20. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'Union africaine, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, et nous avons signé avec plusieurs dirigeants africains, européens, une initiative en 4 axes pour l'Afrique, et celle-ci est soutenue fortement par l'Union européenne. Nous avons aussi une volonté commune d'avancer sur les diagnostics, traitements et vaccins. Et sur ce sujet, nous avons là aussi engagé depuis plusieurs semaines un travail en profondeur avec l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs fonds thématiques, des grandes organisations et fondations publiques et privées. discours bi ni Emmanuel Macron mi ngi ko teniree woon gannaaw benn conseil européen ci ayu bés yi weesu ngir ne dañuy xeex jàngoro ji di corona ñu ne moom Emmanuel Macron mooy wax xaatim nañ ay accord ak ay njiital réewu Afrique pour xeex jàngoro ji te itam daañ ci lëkkaloog OMS ngir amal ay vaccin waxoon nañ ko ci benn vidéo il faut que ñu comprendre lan mooy programme jaamu Lucifer yi maanaam jaamu seytaane yi seeni pexe moo nekk créer ay problème pour ñëw indi ay solution maanaam dugal askan wi ci guuta ba ñu tiit jaaxle sonn ñu ne leen nag solution yaa ngi nii comme ni ko wolof di waxee rek kuy daanu ci teen boo ko tàllalee ab jaasi mu jàpp si donte da koy gaañ bëgg nañ yóbbu fitu askan wi ba ëllëg buñ ñu indilee ay vaccin ñu jël parce que dañuy tiit dañuy jaaxle te fa lañ jëm parce que Macky Sall umpul kenn ne booyu Macron la
moom sikkim la gestu ma ko yóbbaale gëmul boppam gëmul ay doomi réewam li ñu métti rek mooy dina yóbbaale suñu réew dugal ko ci combat boo xamante ni ñun du suñu bos bu ñu jëlee continent bi nga xam ne mooy Europe ñoom fi ñu toll nii war nañu tal leneen lu dul naan dañuy dimbali ay réew te loolu docteur Pape Moussa Thior def na ci benn intervention bu am solo bañ ko invité woon ci i rajo. donc gis nga nañu dalal xelu nit ñi. lii yàlla moo ko wàccee waaye suturaal nañu feebar bi su defoon na mu def Espagne France fii doo toog fi ma toog fii alsan yàlla bu la defalee sutura da nga koy xam suñu borom daf ñoo defal sutura ci feebar bii. léegi nag ñan ñoo ñuy tiital occidentaux yi ñoo ñuy tiital oui def leen lii plan de contingence nii ñu financé leen te kaay ma wax la keroog dama wax ne feebar bi ñun dafa ñu waroon a fekk ñu jóg taxaw parce que occidentaux yi ils ont un genou à terre. ñun ñoo war a taxaw tey bu ñu soxlaa masque ñu defar ko jaay leen ko bu ñu soxlaa gel ñu defar ko jaay leen ko bu ñu soxlaa même ay respirateurs ñu defar ko en Afrique jaay leen ko parce que on a les capacités. mais au contraire qu'est-ce qui s'est passé ñoom tiital nañu nax ñu ba ñu normeelu ak ñoom ñu roof ñu galgal kaay ma wax la galgal bi xam nga lan la. plan de contingence 1000 milliards ñaata la ci banque mondiale dugal ak fonds FMI. bari na. xaalis boobu dañ ñu ko may. xam nga da nga koy fay sa doom da koy fay. galgal gaa ngoog. maanaam li doomi aadama yi war a comprendre mooy Europe fi mu toll nii dañoo nërmeelu feebar bi li muy def ci seeni réew du ko mës a def Afrique macha allah parce que am nañ population boo xamante ni ay ndaw lañ ñoo ci ëpp suñuy dirigeant waroon ci profité maanaam ci richesse boobu nga xam ne am nañ ko ak mën a résister jàngoro jooju noonu comprendre que ni mën nañu demal suñu bopp. artémisia mi ngi fi ñu ngi koy bay ci Tiwaawan ak yeneen dëkk ci biir réew mi te amul sikki sàkk ni day faj jàngoro ji di corona. Macky Sall waroon nekk tey leader maanaam ab njiit dooleel chercheur di seen xam-xam màcc ci wàllum paj ñu am suñuy traitement di defar suñuy masque récemment gis nañ ay étudiants yi nga xamante ni ñi ngi école polytechnique bu Thiès ñu ne ñoom dañuy defar li nga xam ne mooy respirateur artificiel ñu waroon leen dooleel di ci produire di jaay bitim réew comme ni ko docteur Pape Moussa Thior waxee Macky Sall dëddu loolu lépp ne man sama chef Emmanuel Macron laay xaar. da ngay seet jeudi 2 avril 2020 ñu ngi amoon seulement 195 cas maanaam téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi cas ñu doon xaar ay actes yu concret tukkee ci Macky Sall mais lan la Macky Sall def dafa def benn tweet ne déggoon ak Emmanuel Macron pour xool naka la ñu lëkkaloowee ak France pour xeex jàngoro ji alors que période boobu noonu France mi ngi ci guddi gu bët setagul ñu ngi tolloon ci 26 246 cas lu toll ci 4503 personnes maanaam ñeenti junni ak juróomi téeméer ak ñetti doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan Allemagne sax ñoo leen ñëwoon di leen wàllu maanaam yow kuy waaj a sukkuraat France nekk ci guddi gu bët setagul nga dem di ko jébbal sa bopp alors que yow yaa ko tane mën nga koo dimbali bu fekkoon ni gëm nga say doomi réew. te nekkul la première fois Macky Sall di xaar Macron depuis bi coronavirus commencé tasaaroo ci àdduna bi jamono ji nga xamante ni ñu ngi tëj ñun Sénégal suñu frontière dañu bàyyi ba dëkk yëpp tëj seeni frontière ñuy soog a jël ndogal. maanaam ñun mënoon nañu sax bañ a bind wala di def communiqué wax ni benn vol dootul dem ak a dikki suñu réew parce que même bu ñu waxul woon ni Sénégal tëj na ay frontière am yeneen réew yi ñoom dakkal nañ seeni vol jëmale ci Sénégal alors que bu ñu teeloon jël suñuy responsabilité dakkal bépp vol boo xamante ni mi ngi jugee wala di dem ci dëkk yi nga xamante ni coronavirus bi ma nga fa duñu yegsi ci situation bii nii doomi France moo njëkk a dugal jàngoro ji ci biir réew mi taxul Macky Sall jël ndogal pour dakkal dem ak dikk ci réew bi di France parce que Macky mi ngi bañ Macron mer jeudi 12 mars France tëj ay école am ak ay université am gannaaw suba ga maanaam samedi 14 mars Macky Sall toppaat Macron maanaam toppandoor tëj école yeeg université sénégalaise yi mardi 17 mars 2020 Macron démarré li nga xamante ni mooy confinement biir France instauré li nga xam ne mooy couvre-feu lundi 23 mars maanaam juróom benn fan lañ ci teg Macky Sall moom itam jël ndogal décrété couvre-feu lundi 13 avril Emmanuel Macron xamle ni école française yi daañu leen ibbi ndànk-ndànk lu ko tàmbalee le 11 mai le 29 mai Macky Sall moom itam jël ndogal ne élèves yi nekk en classe d'examen daañu reprendre li nga xam ne mooy seeni cours la ko tàmbalee 2 juin Macron prolongé waat li nga xam ne mooy confinement bi biir France Macky Sall moom itam prolongé waat li nga xam ne mooy couvre-feu biir Sénégal ba le 2 juin donc lii li muy wane mooy ñun Sénégal amuñu président benn gouverneur France moo ne ci biir réew mi di topp ndigalu ay chefam gis ngeen bi corona bi tàmbalee ba léegi Macky Sall jëlul benn ndogal ci coobare boppam wala lu méngoog Sénégal ni muy doxee day xool lu France def mu topp ci ginnaaw ba ci discours booy xool day toppandoor Macron dafa def discours ne nous sommes en guerre maanaam dañu nekk ci xare. Nous sommes en guerre.
Macky Sall moom itam defaat discours ne nous sommes en guerre. 3 mois, une véritable guerre mondiale s'est déclenchée contre cet ennemi commun. donc ku yaakaar ni Sénégal am na njiital réew wallaahi yaa ngi nax sa bopp. donc seetlu ngeen ni dafa am benn stratégie pour yóbbu fitu bépp doomi aadama ci àdduna bi. Nous sommes en guerre. Depuis 3 mois, une véritable guerre mondiale s'est déclenchée contre cet ennemi commun. te loolu nag en complicité ak yenn médias yi. lu waral nag tiital bi wax nañ ko sànq mooy ëllëg lu ñu indi comme solution moo xam vaccin wala lu mënti doon ñu jël parce que day fekk ñu nekk ci njàqare tiit. waxoon nañ ko ci benn vidéo coronavirus tey dafa nekk benn moyen pour yeggali yéene bi jaamu seytaane yi am ci kaw suuf mooy réduire population mondiale bi imposer ay vaccin yoo xamante ni ñooy xam yuñ ciy def. ci suñu vidéo yu yàgg yi njëkkoon def ci wàllum franc-maçonnerie ñoo ngi leen doon wax li nga xam ne mooy puce RFID ay puces yu ndaw yoo xamante ni jaamu seytaane yi ñoom jàpp nañ ni mën na tax ñuy contrôler maanaam teg loxo ci population mondiale bi fépp fu ñu mën di ne gannaaw ba ñu leen wàññee. léegi nag à travers la ñuy woowee nanotechnologie mën nañ introduire puces yooyu noonu ci ay yarami doomi aadama jaarale ko ci ay vaccin lii benn document bu am solo la boo xamante ni day wax ci puces yooyu noonu. lien bi ñu ngi ko def ci description vidéo bi mën ngeen ko consulter après te loolu lépp bokk ci projet nouvel ordre mondial bi nga xamante ni Macky Sall chaque fois da koy fësal di ko wane ci ay discours am. De travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. maanaam moom pare na pour jébbal Sénégal mbootaay yu am doole yooyu nga xamante ni leen tax a jóg mooy nasaxal àdduna noot àdduna moom doomi aadama yi di leen contrôler. parce que li ñu war a xam xippi ci suñuy bët mooy depuis bi coronavirus duggee suñu réew Macky Sall chaque fois day def li nga xam ne mooy clin d'œil jëmale ci puissance yi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg a noot àdduna pour wax leen ni Sénégal noppi na ngir accéder ci li nga xam ni mooy nouvel ordre mondial boobu noonu. même photo bi nga xamante ni fan yi fësal nañ ko ci réseaux sociaux yi mu jur coow moom Macky Sall di jouer ludo ak ay doomam loolu lépp ay code la message la boo xamante ni daf ko lancer puissance yi nga xamante ni tey ñoo bëgg noot àdduna bi. bu ngeen seetloo sénégalais yu bëri ñu ci doon coow ci jeu boobu noonu naan yoon la war a du yoon ak fi réew mi toll alors que image boobu noonu message la bu ñuy transmettre ces puissances là message bi newul ci ludo bi ak toog leen seen kër déedéet message bi mi ngi nekk ci image bi ñuy wane ñaari fas yi. benn mbokk bu ñuy woowee Ahmed Bayla Diop daf ci def benn jàngat bu am solo parce que ci image bi yéen nga gis benn fas bu ñuul nëbb benn partie fas bu weex bi loolu li muy symboliser mooy lëkkaloo gu sax dàkk diggante loge maçonnique yi nekk dans les pays du nord comme France ak dëkk yi nga xamante ni ñooy les pays du sud comme Sénégal xam ngeen ni Dakar yàgg na nekk li nga xam ne mooy capitalu franc-maçonnerie avant ñuy am indépendance. Blaise Diagne bi ñu tuddee tey suñu aéroport suñu xaalis bokk na tey ci di gën a dooleel franc-maçonnerie ci biir réew mi dundam gépp daf ko xeexal France dooleel franc-maçonnerie ci biir réew mi ñun gisuñu luy njariñu ñu jël suñu aéroport di ko tuddee ab franc-maçon boo xamante ni dundam gépp France la ko doon xeexal. donc image bi li muy symboliser mooy tey la lëkkaloo bi gën a ñoŋ maanaam Sénégal noppi nañ ngir sóobu ci nouvel ordre mondial bi nga xam ni mi ngi teg jéego yu am solo maanaam ay xel. ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk projet boobu noonu mooy élite yi ñu ci mel ni ay Emmanuel Macron yenn homme d'affaires yu ci mel ni Bill Gates bi nga xam ni bokk na tey ci ñiy financé OMS muy organisation mondiale de la santé bi nga xam ni moo war a tasaare vaccin yi moo tax fi mu toll nii képp ku jug naan da ngay waxi garab boo xam ne day faj corona yow doo am jàmm. donc gisal ngeen seen bopp que ni dafa am benn projet seytaan bu ñuy nas te corona tey nekk ab jumtukaay bu am solo ngir matale googe yéene te xam ngeen ni seytaane moom du jaaroog li nga xam ne mooy diine am na noo xamante ni boo ko dëggoo sax ci diine seytaane du la mënal dara moo tax ñun suñu position ci tëjum jàkka yi mooy du dëgg du yoon li ñu seetlu nag mooy képp ku ko wax ñu attaqué la ci réseaux sociaux yi ba ci tey suñu waaraatekat yi Iran Ndaw wax na ko gaay dal si kawam Oustaz Alioune Sall wax na ko gaay dal si kawam képp ku jug di waxi tijji jàkka yi am na daal ñoo xam ne dañuy dal sa kaw mais ñun dañ koy assumer lan moo tax ñu koy assumer parce que li ñu seetlu mooy marché yi moo gën a xumb jàkka yi te kenn tëju leen ba tey boo demee ci marché sénégalais yi foo sànni mbatt mu tàkk image bii ni ngeen di gis itam mi ngi xewe ci benn boulangerie ci biir weeru koor gi lii xam ngeen ni moo gën a xumb fuuf jàkka yi te itam bu ñuy wax naan ubbi leen jàkka yi waxuñu dañ koy ubbi nit ñi bari fa comme ni mu fa daan demee mais ñu organiser ko ba ñu respecter li nga xam ne mooy distanciation sociale bi maanaam 1 mètre jàpp 1 mètre 50
kuy dugg sol masque rax ci doole ñu defal li nga xam ne mooy gel mais xool leen image bi nga xam ni moo am ci jumaa bu Touba niñ ko organiser c'est la même chose boo demee Medina Baye comme ni ngeen koy séenee ci vidéo bi ak ci yeneen këru diine léegi naka la jumaa yi mën a amee organisation bu mel nii te doo ko gis ci yeneen bërëb yu ci mel ni marché yi wala supermarché yi mais ñu seppi leen maanaam tànn jumaa yi kese ne leen yéen toog leen nële doo leen ubbi te même bu dul dara jumaa mooy bërëb boo xamante ni képp ku fay dem di nga set mais tamit di nga yor njàpp mais buñ ci boole li nga xam ne mooy solu masque nit ñi bañ a dancaloo comme ni ngeen ko gisee ci image bii nii boole ci kuy dugg ñu defal la gel limité doomi aadama yi nga xamante ni ñooy dugg mais problème du am te loolu booy xool mooy gën a organiser sax li nga xam ne mooy marché yi ak yeneen bërëb yi nga xam ne ba tey ñu ngi ubbi donc il faut que sénégalais yi rawatina jullit yi yeewu xam ni seytaane bu nekkee ci yoon diine daf koy faagagal te fi mu toll nii seytaane mi ngi teg jéego yu am solo ci suñu réew yenn ci imaam yi nax nañ leen parce que comprendre ñu enjeux mondiaux yi te il faut que kilifa yi wax parce que li kañ la nar a dakk kenn xamu ko ndax jàkka yi dootul ubbeeti Sénégal ndax doomi aadama yi dañuy toog di seetaan en tout cas li wér te wér mooy ëllëg lu mënti am ci safaan ku ci nekk na xam ni am nga ci part de responsabilité. donc jàngal bi tey loolu woon ab taxaw seetlu bu yaatu ci li nga xam ni mooy situation Covid 19 ci biir réew mi anam gi ñu koy gérer te fi maa tey am ci li ñu seetlu mooy ñii jëlee fi jàngoro bi taxu leen jóg tiital askan wi moo leen tax a jóg. noot leen ba ëllëg lépp luñ fi indi comme solution moo xam ay vaccin wala lu mënti doon ñu nangu ko te duñ ko seetaan daañu wéy di sensibiliser di ñaan suñu borom gën ñu ci musal kaa yi wàññeeku doomi aadama yi wér ñi nga xam ne jot nañu ñàkk seen bakkan suñu borom yërëm leen xar leen àjjana jaamu seytaane yi nga xamante ni nag ñi ngi bëgg profité ci mbir mi maanaam corona bi ngir lal seeni plan accélérer li nga xam ne mooy seeni programme yàlla na leen suñu borom weer yàlla na leen suñu borom alak yàlla na suñu borom neenal seeni pexe donc jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf